êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. salaamaaleykum amis chers internautes de Sunugal 24 sur point de la rédaction mbokk yi dal leen ak jàmm ñu am mbégte di ànd ak yéen saa su nekk ci lépp loo xam ne actualité la wala fait divers ñu leen koy faram-fàcceel ma ànd ci ak Moustapha Mbaye ma bàyyi ko kàddu gi mu nuyoo Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Eva di am mbégte bu baax a baax di feggoo ak yow ci plateau bi ngay wutu Cheikh Mahfous ñu yaakaar ne rek liñ fi waxee dina amal solo bu baax a baax ñi ñuy suivre. merci beaucoup am mbégte di feggoo ak yow waaye itam saa su ma fi wutoo Mahfous damay profité rek balaa muy ñëw ma rajaxel ko fii soog a delluwaat Moustapha tey ñu fas yéene waxtaane loo xam ne yaakaar naa ne àdduna wérngel këpp ñu ngi ciy wax mu di wax ji nga xam ne njiitul France di Macron daal dina koy yëkkati jëmale ko ci caricature bi nga xam ne nee na France du ci dellu ginnaaw yenn réew yi nga xam ne yëpp ay jullit lañ jamono ji daal dinañuy takk taxawal jóg doon benn booloo ngir xeex li nga xamante ne ni moo di wàllum caricature jëmale ko ci xeex seen diine rawatina nag ki nga xam ne moom la ñu gëm mu nekk koo xam ne yaakaar naa ne képp kuy jullit roy nga ci moom muy Seydina Mohamed tax na Turquie ñoom jël nañ seen ay décision nee nañ dinañ boycott lépp loo xam ne ay produits français la. Sénégal jamono ji tàmbali nañ boobu xeex ba démb gis nañ ca place de l'Obélisque ki nga xam ne moo di Karim Gueye ñu gën ko xam ci Karim Xurum Xaax ak ay nitam ñu daal di def la nga xam ne moom moo di benn naqar bu ñu doon fësal ci li nga xam ne njiitul France wax na ko ba taal fa drapeau France boole kook photo Macron daal di koy lakk ginnaaw bi nag ci la ñu ko jàppee daal di koy yóbbu police dégg naa sax génn na mais ak li fi jot a am yépp Moustapha tey ban lecture la ci am. waaw ni ma koy gisee rek mooy dafay mbir moo xam ne liñ naan ay du yem ci boppi borom te wax parfois nga wax benn wax yaakaar ne doon na lu ndaw nga wax wala li nga wax demul fenn mais mu am nuñ koy interpréter am fu mu yegg foo xamante ne yow mi génnee wax ji sax daf lay bett je pense que loolu moo daal kii di Emmanuel Macron ndax ñoom ñëpp ku xam ni ñuy doxee ku xam ni ñuy waxalee xam ne lépp lu ñuy wax dafa am fu ñu koy teg dafa am lu fu baax a baax lu ñu viser seen communication donc bu fekkente ne yow sa professeur dafa am façon bu mu doon caricaturer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàpp ne am kenn ci ndongo mi jàpp ne li mu def ëpp na ba tax mu faat ko kenn mënu d'accord ci faat bi mu ko faat kenn mënu cee d'accord mais yow tamit li la war comme kilifa mooy nga apaiser mais boo ñëwee naan France du dellu ginnaaw ci caricature dañuy respecter liberté d'expression yi dañuy respecter liberté individuelle du ñu def affaire mi propos yoo xamante ne après ñu bëri dañoo yaakaar ne kii dafay encourager nit ñi gën di saaga ñoo xamante ne parce que religion musulmane amul lu gën a sacré loo xamante ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul lu gën a sacré téere alxuraan bi donc kon yooyu dafay yoo xamante ne ëpp na di fowee ci àddina boo koy fowee dina toujours genre yi lay jur wala ay attentat yoo xam ne parce que ñëpp bokkuñu ni ñuy comprendre yow mën nga am benn yéeféer mën na def lu metti nga naqarlu ko sa xol wala nga ñaan yàlla mu tàqale la ak moom wala mu sanctionné ko mais am na keneen du raisonné noonu dafay jóg jël ngànnaayam ne dama koy fajal sama bopp amaana mën naa koo rey parce que daf ma offensé sama foi donc pour man yooyu ay comportement la yoo xamante ne li muy jur ñoom après dégâts yi si lañ koy comprendre parce que gis na ni bi mu ko defee subitement Recep Erdogan daf koo tontu mu xamal ne Macron dafa am problème mu bopp war na dem def ji examen ñu xool bopp bi daal parce que ku wér du doxalee noonu après lu ci topp mooy ñoom ñu woo tamit seen ambassadeur mu ñëw mi ay rupture diplomatique yoo xamante ne mën na indi jafe-jafe bu am seen diggante ñoom ñaar mais bu ñu defee tuuti histoire tamit dañuy xam ne diggante France ak Turquie yàgg nañoo nekk ay wujj yoo xamante ne yu fës la
ci côté yu bëri même boo demee ba Libye ñoom ñaar buñ defee toute histoire da ngay xam ne ñoom ñaar seen conflit ñoom ñaar lu yàgg la bëri nañ ay coow yoo xam ne foo dem kii day far fii kii far fële boo demee Libye kii dafa far fii France far fii Turquie far fële boo demee tamit Arménie waa France di ko jàppale Turquie jàppale beneen wàll bi donc ce qui veut dire que rek côté boo dem rek ñoom ñaar ba ci Méditerranée bi ñoom ñaar am nañ ci ay xiini miin yu bëri yoo xam ne mi ngi am seen diggante chaque fois da ngay gis ne Emmanuel Macron ak Erdogan ñoom ñaar dañuy ñoo xamante ne rek daanaka bu dee ay discours la wala ay kàllaama yu bëri côté international bëri na yoo xamante ne seen gis-gis bokkul seen gis-gis dafay waroo donc loolu nag bu ñëwee toujours dafay am yu comportement boo xamante ne du bett nit ñi surtout dafa tombeel jamono joo xamante ne boo xoolee ku mel ni Erdogan jamono ji monde musulman bi dafa def ci positionné wu en leadership am à chaque fois bu dara amee daf koy gën di wane te loolu mi ngi ko dooroon depuis bi mu nekkee premier ministre nga xam ne Ouïghour yi nga xam ne ñi ngi nekk fële ci Chine di dund ay jafe-jafe yu métti ñooy def ci ay camps yu di dund yu tar moom moo njëkkoon wax ne lii daanaka génocide la donc ñëpp gëmmee seen i bët nanguwuñu ko tudd moom dafa jëloon audace am wax ko bon bien vrai que après gis nañ ne situation bi dafa renversé wu parce que benn côté économique bi moo ci dugg ba waral mu am ay desserrement yoo xam ne sax mën nañ ne dafa soppeeku bu baax a baax mais lépp lu ci mënta am rek dafa am courage boo xam ne daf ko du hésiter di ko jël à chaque fois rek genre problème yi bu posé woo maintenant dafay dem sax ba ñi nga xam ne ñëpp ay wujjëm lañu ku ci mel ne Arabie Saoudite wala Koweït wala yeneen dëkk yu bëri yoo xamante Iran ñoom ñooñu nga xam ne dañ leen war a gis ñuy taxaw di défendre l'islam Turquie toujours dafay jël benn devant seen kanam léegi jéego boobu nag muy jël ci kanam souvent dafay waral monde musulman bi dafay am benn regard bu muy am ci Erdogan d'abord mais bu muy am tamit ci Turquie parce que bu fàttali ne Turquie affaire internationale souvent ñi ngi ci dëkk yëpp Sénégal fii gis nañ édifice yu bëri ñoo ko tabax même bu dee côté religieux côté finance côté économie ak yooyu yëpp dafay am benn cofeel boo xam ne ak sentiment daf koy am ci dëkk yi nga xam dëkku diine l'islam moo fa nekk te loolu dara waral la ko lu dañ koy jàppee comme un avocat benn avocat boo xam ne l'islam bu ay bëtam xonxee rek seen njiitu réew du estimé mu taxaw ci kanam défendre leen pourquoi mu koy def parce que dafay doon koo xamante ne il sait faire peur loolu il faut ñu wax que Erdogan dafay koo xam ne dafa mën a tiitalaate parce que c'est pas pour rien njiitu réew nga taxaw ne ko kii bopp bi neexul loolu kenn ñemee ko wax dëkk ko Emmanuel Macron jiite France ak affaire yooyu noonu donc mu doon koo xamante ne du hésiter di jël ay décisions yi du hésiter di défendre intérêt dëkkam parce que bu nee nañu boycott produit yi nga xamante ne France lay bàyyi ko mais tey jii ñoom Renault mooy leader foofu ci wàllum oto te Renault France lay bàyyi ko kon xam na ne bu ñu ko boycotté si ñoom lay gën a métti en matière aéronautique daanaka lépp France lañ koy jëlijee donc bëri na loo xam ne France amal nañ ko njëlij mais ñu ne dañuy serrer ceinture boycott parce que dañoo def lu ñu metti donc parfois da ngay jël ay décisions yoo xam ne sax da nga koy jël mu metti la mais da ngay xam ne li la tax a jóg moo tax nga jël décision bi te loolu il faut nga am courage pour def ko parce que en relation internationale tamit dañ naan ki nga même dañuy faral di wax naan da ngay tiitalaate même avec les bras désarmés il faut savoir faire peur même boo yorul dara sa kanam war na mën a tiitalaate et loolu boo ko comprendre nag di nga mën a jouer ci influence yi di nga mën a jouer ci choc d'opinion yi pour mën a exister au niveau international mais soo ko deful toujours dañ lay fàtte wala nga nekk ay wagon yoo xamante ne locomotive yi ñoo koy tirer. même ñooñu tàmbali nañ seen boycott mais Sénégal ñoom comme ni ñu jàppee ne peut-être moom la ñu war a mën a njëkkee mu di taal drapeau France parce que ñoom gis nañ ne drapeau dafa sacré ci ñoom surtout buñ ko boolee ak photo Macron bi déjà dañuy jàpp ne offense am na foofu te li nga wax sànq rek genre yi mën na taal am réew laa mën a wax mën na yëngal àdduna parce que kenn ku nekk da ngay xëcc di jëmale ci sa côté Moustapha. waaw xam nga moo tax damay gërëm foofu tamit suñu autorité bi ñu amee sagesse ñu bàyyi ñi nga xam ne dañoo taaloon drapeau bi Abdou Karim Gueye ak ay naataangoom nitu dëgg yi mu àndaloon doon taal drapeau fële bañ guddi gi rek ñu bàyyi la ñu ñibbi dama koy rafetlu bu baax a baax parce que je me dis que loo xamante ne mi ngi am si yeneen dëkk parce que boo suivre internet da nga gis dëkku naar yu bëri même bu ñu taal drapeau photo Macron yi lakk nañ ko def nañ ay action yoo xamante ne ñenn ñi jël photo Macron taf ko ci mur jël dàll di ko dóor donc ku nekk di exprimer sa mécontentement sa dégoût ak sa désapprobation en l'envers propos yi nga xamante ne Emmanuel Macron tenir na ko donc ñooñu tey jii bu amee ay jeunes yoo xamante ne dañoo dugg ci vague boobu noonu lakk drapeau France nga jël leen tëj leen bëgg ubbi foofu benn procédure judiciaire bien vrai que dañoo tooñ ñëpp xam nañ ko mais da nga il faut parfois il faut savoir contextualiser nga apaiser fi ñu toll nii bu ñu leen bàyyoon prison coow li day gën di wéy libéré après coow li wax ji day gën a am mais boo leen bàyyi ñibbi wax ji day daal di fay ñu dem ñoom leen tax a jóg parce que déjà démb rek parce que kuréel yu bari yëngu ci wàllum diine commencé nañu woon révolté wu que bu ñu leen fa bàyyi ñu fanaan fa amaana tey ji buñ xëyoon leneen la ñuy wax ba tey loo gis lu nekk am na lu ko waral parce que le fait que ñu rey professeur bi nga xam ne moo nekk France moo jur coow lii tey ba Macron wax ji mu wax mais est-ce que loolu lépp liberté d'expression biñ ne moo ko waral liberté d'expression tey war na mën a may nit ki mu daal di def ay caricature jëmale ci diine jàmbur ci wax joo xamante ne ni mën na jur leneen. mais xam nga dëkk bu nekk rek ak ni nga jàppee say liberté
tey jii France États-Unis Sénégal ñun fii boo toogee sa doom am na kàddu yoo xam ne doo ko nangoo yëkkati. lu jëm ci wàllum sexualité doo ko wax parce que dañoo teel a xamal ne dañoo teel a xamal ne dafa tabu donc amuñu liberté pour ñu exprimer wu ci même ci espace public bi wala suñu biir kër yeeg duñ nangu di ci wax wala boo ko wax da ngay wéetax nit ki wala yeneen mooy tax nga mën ko aborder noonu la demee ci dëkk bu nekk rek dafa am sa benn répertoire culturel boo xamante ne si ngay basé wu pour nga valider lépp lii liberté wala nga invalider ko mais tey ji bu ñu dellusee si liberté yooyu dafa am parfois souvent dafay dem ak notion laïcité parce que da ngay dégg ñu ne ñun état bi dafa laïque waaw képp koo xam ne dañ lay bàyyi nga gëm def sa gëm-gëm képp koo xam ne dafa am loo gëm ñu bàyyi la nga boo amee bu dee jullit nga wala boo xam chrétien nga moo xam animiste nga moo xam gëmoo dara dañ la war a bàyyi nga gëm ko nga pratiquer ko mais su fekkente ne yow sa liberté warul tax nga mën a dem di gagner liberté jàmbur au nom de la liberté man sama liberté may na ma def lu ma neex waaye waruma may tamit ma gaañ keneen parce que fi sa liberté yam kat foofu la liberté keneen dooree donc mënumaa gëm ne man am naa sama gëm-gëm ba pare waaye damay am liberté di tooñ gëm-gëmu jàmbur bu ñu ma waxee ma ne si liberté laa ko teg loolu yaakaar naa ne tooñ la te parfois mënoo làqatu si ginnaaw liberté di tooñ su yàggee dafay am lu muy nduru et làqatu ci ginnaaw liberté boobu nag di tooñ moo waral à chaque fois bu ñu ko defee rek réponse bi du yéex a ñëw parce que am na ñoo xamante ne ni ma la ko waxoon te ba ñu door rek ni ngay comprendre ak yow ni ngay gisee yenn scénario yi di ko analyser am ci benn lecture boo xamante ne da nga pacifiste di ko jàngat ñoom du leen ci fekk li ñu yaakaar mooy dañuy jël seen ngànnaay dem songe ji et loolu nag mooy waral souvent yenn njombee di am yenn erreurs yi di am et malheureusement ñu bëri dañuy dugg foofu boo waxee ñu ne non liberté d'expression la nañ bàyyi ñi ñu exprimer seen liberté yi nañ bàyyi nit ñi parce que dessin la di expliquer genre yooyu te xamuñu ne wàllum gëm-gëm dafa sori ci nit gëm-gëm fi mu nekk loxo mënu koo daj moo waral dafay jafe nga expliquer nit parce que nit ki nga xam ne dafa gëm bant di ko yett di ko jaamu sax bantam boobu boo ko dammee antan naa jël yett dóor la ba nga dee parce que moom bantam bi dafa am fu mu toll ci moom donte bant bi du dara donc nga xam kon gëm-gëm fi mu toll ci nit il faut qu'on arrête de jouer avec les sensibilités des gens tant que ñu ngi jouer ak sensibilité nit ñi duñ jóg ci problème yi te su ma dellusiwaatee ci sujet bi rek da ngay gis ne ñoom liberté boobu ak laïcité bi parfois dafay dem ba dafay dugg suñu état ci yenn mbir yi da gis koo xam ne fii Sénégal day def naka sulu noonu boo waxee ñoo l'état est laïque l'état est laïque nañ bàyyi ñu def lu leen neex parce que tamit fii waruñu fay wane affaire confession religieuse waruñu fay def yenn yi parce que dëkk la boo xamante ne jullit bi ak musulman bi ñëpp ñi ngi am cohabitation dëkk bi lépp normal na mais parfois dañu war a xam ne diine dafa am wàll ci société parce que non seulement dafay dimbali nit ñi ci wàllum valeur ak yeneen yu bëri mais dafay nekk benn facteur woon dafay jouer ci équilibre social bi ni muy jouer ci équilibre social parce que nit ki gëm nga bàyyi ko gëm-gëmam keneen gëm nga bàyyi ko gëm-gëmam jafe-jafe ak jàmmaarloo du fa gaaw a am pourquoi parce que religion boo ci dem lan lay prôné jàmm amul benn religion booy dem mun naa jëlee ngay xeex su baax ngoon del xeex pour nga ndekki amul donc de fait que ñu bàyyi nit ñi ku nekk dund sa religion ni nga ko war a dundee rek benn facteur la boo xamante ne mën na stabilité sociale boo xam ne nit ñi dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax mais malheureusement France ñoom seen tradition bokkul ak tradition bi nga xam ne moom la américains yi am parce que boo demee ci américains yi ñoom dañu jàpp na ñoom seen laïcité seen liberté de religion la boo demee français dañ naan se libérer de la religion ñoom dañoo jàpp ne religion lépp lu mu nekk rek ñoom dañ ko war a dindi ci espace politique bi carrément warul bokk wàllum diine moo xam politique ngay moo diine daf ci war a génn lu ñu ko bëgg wax dañ koy wax lu ñu bëgg def moo tax ñuy wax xeexu minaare yi fii dindi leen bu kenn noddati nit ñi di dégg wala affaire yooyu parce que diine bi ci espace bi ku nekk da nga ko war a dund yow yaa ko dund sa bopp mais espace public boobu soxlawuñu diine mais boo demee ci américain ñoom dañ lay xamal ne liberté de religion la yow sa diine may nañ la liberté nga def ci loo ci bëgg yaa xam noo koy dundee na nga ko dund mais bul porter atteinte liberté keneen ki moo waral toujours xeex yi nga fay gis ci wàllum diine nga koy gis France doo gis États-Unis lu bëri fële affaire suprématie la ñuy wax xeex nit ku ñuul ak nit ku weex plus affaire race la ñuy gën a focaliser wu que ci affaire diine que ci affaire parce que ñoom approche boobu ñu am moo leen dimbali ci côté boobu fii nag Sénégal amoon na fi ñoo xamante ne commencé woon nañ yor genre approche boobu université waruñu faa am jàkk université waruñu faa am lii parce que ñoom dañoo dem ba jàngee France jàpp ne France lañu war a importer indi ko fii et heureusement ba Senghor bi nga xamante ne bu tey ji bu ñu amee nation moom lañ ko war a rendre hommage dafa teel a comprendre loolu moo teel a jël képp koo xam ne gouverneur nga bu jàng amee wala màggal mu teel la faa yóbbu nga dem toogi ji pour lan pour représenter état wane ne état est en phase avec vous état mi ngi accompagner bu chrétien yi wootee nga yebal fa keneen loolu kon mbir la boo xamante ne heureusement Sénégal fi am nañ ci benn compréhension bu ñu am mais France ak nu ñu koy gisee États-Unis ak nu ñu koy gisee beneen dëkk ak nu mu koy gisee. mais ci kaw liberté boobu noonu laa bëgg nga indi laatal ma ci beneen point boo xam ne indi ci ay leeral ci sa tolluwaay wala peut-être li nga xam ne moom mooy sa analyse tey ci liberté d'expression bi nga xam ne nii français yi am nañ ko ba caricaturer Sénégal fi ne nii jóg nañ ñoom ngir xeex loolu noonu tey jii ñoom
itam bu ñu utiliser seen liberté d'expression seen première chose mooy que jéem a xool mars bi nga xam ne moom la ñu dëgmal parce que tey ci suba seetaan naa Abdou Karim Gueye TFM mu ne bu gàmmu passé dinañ def mars boo xamante ne nii kenn ku nekk di nga yor drapeau France taal ko léegi ci kaw taal boobu est-ce que mënul juraat beneen jëye bu yeneen réew yi jullit yi defee noonu comme si réew mi mën naa dem ba yëngatu àdduna bi sax laay wax. waaw loolu je pense que moom taal drapeau ja mën nga marcher mën nga manifester mais loo xam ne symbole dëkk la jàmbur ngeen dajaloo yi ñëpp taal ko mën na indi ay yeneen coow yoo xamante ne pour man mun nañ bañ a yegg foofu mais ñu protester wan ne li ñuy def naqari nañu li ñuy def neexuñu mais quant à jël drapeau jàmbur di ko taal man loolu moom vraiment du ma ko cautionner et dama yaakaar ne rek comme tey jii ñi ngi réagir def nañ marché léegi monde bi village planétaire la loo ci def rek à la minute qui suit mi ngi ci beneen àddina bi donc France gis nañ Sénégal nañ réagir nañ def marche xool nañu def marche pacifique bu ñëpp dem parce que taal yi mën na fa indi daay boo xam ne sax kenn du xam ne muy mujjee ñu manifester arborer ay slogan wax li ñu naqari wax nañ koy wax ne lii tooñ nañu bëggee ñu ko nii yooyu je pense que bu ñu ko defee ils vont se faire entendre te message dina am fu ñu ko porter mais suñ duggee ci gaam boobu après ñu arrêté leen yeneen problème am dañuy ubbaat yeneen brèche yoo xamante ne mun nañ xeex li ñuy xeex tout en respectant les règles démocratiques. wax nga ko waxi mag de taal ko daay mën naa am ci lépp lu metti askan wi nag rawatina njiitu réew bi nga xam ne boobaak léegi kenn déggu ko mu wax ci maanaam daf cee noppi tey jii loolu yow sa xalaat ci noppi gi njiitu réew mi noppi lan moo ko waral buumu jaam gi dog na wala dogagul. non mais loolu du bett ku bëri xam nga Macky Sall du Erdogan. Macky Sall Sénégal dëkk bu ndaw la nekk ñoo xam ne tey jii daanaka lépp France la seen base yaa ngi fii suñu port bi France la suñu lekk gi France la lépp France la bu sa bët xonqee sa France ngay njëkk woo booy jël exemple France ngay jël kon kooku tey ji bu la tooñee da ngay toog même boo amee loo met sax dafay mel ni xale bi nga xam ne Bombardier daf koo tooñ rek day toog si ruxam di xultu rek day xultu rek lay mën a def te bu xultoo sax mooy xale bi nga xam ne am na fulla tuuti. waaw mais bu dee xale boo am fit mën na koo song Moustapha non bu dee xale boo xam ne amul fulla tuuti day toog di ko reetaan te situation bi lañ jàkkaarloo tey jii nii tey jii France même bu ñu doon toon di ñu piétiner di ñu dëgg suñu njiite dañuy toog di ko reetaan nanka ni ngay dëggee neex na de noonu la mais heureusement am nañu benn société civile boo xam ne on a des Abdou Karim Gueye on a des Guy Marius Sagna ñoo xamante ne ñoom ragaluñu dara ñoom dañuy jàkkaarloo ñoom li ñuy bëgg ñu wax ko tey jii bu fekkente ne dem nañ ba franc CFA ñu bëgg ko fay jëlee indi fi écho mais tey jii Macron lu mu wax bi mu nekkee Burkina Faso mu ne j'ai entendu la jeunesse africaine waxul dégg naa leader yi de mu ne jeunesse africaine dégg naa seen protestation ak seen kaas yeeg yooyu donc ce qui veut dire que ñoom actuellement sa jeunesse bi la ñuy gën a bàyyi xel que leader yi parce que xam nañ ne leader yi ñoom dañuy tàccu rek lañ leen def dañuy jàpp kenn du kaas wala tee nañ leen ci point ba pare waaw parce que xam nga ko ku ëmb sa senxal ëmb sa kersa noonu la ko wala fi di waxee donc ce qui veut dire que ñoom tey ñi nga xalaat ne bu génnoon kaas mbaa mu def benn communiqué boo xam ne comme ni ko Maroc defee Algérie ni mu kaasee yeneen dëkk yi ni ñu kaasee dañuy jàpp ne man ko su ma ko defee suba mën nañ tëj robinet wala ñu créer ma fii wala ñu indil ma lii genre yooyu parce que sama lépp France laa ko jox sama téléphone yi lépp France la donc mën na pour ñu créer ma dafa yomb moo tax toujours seen wax du yomb parce que France fi mu leen téye moo dëgër. ku la abal ay yére de wax dëgg yàlla Olof Ndiaye nee na moo lay wax fa ngay toogee. ba tey dañuy wëyal wax ci beneen fànn parce que gis nañ waa ONG Jamra ñoom itam daal dinañuy fas yéene déposer seen lettre de protestation ci ambassadeur bu France loolu itam. amaana tey jii mën na am apporter benn solution parce que Jamra tey jii lépp lu jëm ci wàllum diine dañ ciy taxaw mais sa gis-gis ci lettre de protestation boobu noonu tey jii. waaw vague de protestation yi mooy continuer te dafay am solo même Jamra sax pour man ne si yeneen nit ci dugg képp koo xam ne association diine nga na nga ci dugg. parce que bu ñu ko deful xam nga dañoo toll nous sommes 2 milliards ci àddina bi de musulmans. donc ñooñu mérité nañ benn respect bi mérité nañ ak benn considération bi am na yenn wax yoo xam ne boo ko yëkkati da nga ko war a xoolaat bii moo am Macron nga gis ko mu tweeté en français tweeté ko en arabe tweeté ko en anglais mooy bi Erdogan tontuwaat ba mu rappelé ambassadeur am mu def tweet bi def ko ñetti yoon pour indi ay explication rien que rek pour affaire bañ def tache d'huile mais gis na ne au fur et à mesure après dëkk yëpp presque topp nañ ci di ko topp parce que wax fi mu mën a yegg rapidement du bind mënu faa yegg mënu koo lijjanti donc comme Jamra niñ def yeneen mouvement yeeg ñeneen ak ñeneen nañu joindre ci mouvement Jamra ak yeneen mouvement yi nitu dëgg frappe France dégage ñu wan ne lii daf ñoo naqari parce que ab jullit buñ la laalee sa gëm-gëm da nga war a wax ne lii daf maa metti tey ji dama jox benn exemple li Macron def nii wala fekkoon tey ñi par exemple benn kilifa diine lañ ko def fii ci Sénégal coow li dina gën a xumb dina gën a metti de te pourtant ki ñu laal yow bu dee jullit nga dañ la kii moo gën ci jullit yi moo gën ci jullit lañ la moo gën ci mindeef sax la ñuy wax gën gi mindeef la ñuy wax pas jullit yi mais képp kiy dox ci kaw suuf moo la gën kon kooku nga xamante ne dañ suñu borom daf ñu xamante ne ni moo gën ci képp kiy dox ci suuf il faut que ñu respecté ko te fekk respecté wuñu ko nag du ñu jóg ci ay bu ñu songee fii rek attaque moom
bu ñu xam na lay def bu ñu attaqué contre attaque bu ñu xam na lay mel et su boobaa nag bu ñu ne benn musulman dafa tooñ waaye nañ xam ne dañoo tooñ ñu fayu te malheureusement fii xamuñu ko tooñ waaye ko tooññar bi la ñu xam wala ko fayu la ñu xam. merci beaucoup Moustapha waxtaan wi am na solo léegi sa kàddu gu mujj wala bilan bi nga xam ne moom nga ñuy tënkal li ñu fi jot a waxtaanee lépp. waaw sama kàddu gu mujj rek mooy ñuy faral di bàyyi xel ay di bañ a làqatu ci ay concept liberté d'expression ay laïcité pour di tooñ baaxul dañu war a moytu tooñ moo xam nit ku weex la nit ku ñuul ak lu mu munti doon gëm-gëm dafa sori si nit ki lu mu munti gëm bàyyi ko li mu gëm yow gëm nga li ngay gëm. moo xam dessinateur nga moo xam film ngay def moo xam leneen ngay munti def parce que Charlie Hebdo bi c'est pas la première fois ñi am seen genre mbir yooyu tamit général de Gaulle lañ fi njëkkoon naa tooñ gis nañ na mu demee ba mu mujjee juri ji après Charlie Hebdo bi parce que si mbirum tooñ sax pour ne pas dire Charles de Gaulle moo tax ñu indi Charlie Hebdo bi mbirum tooñ rek lañ si jubluwaat muy beneen histoire donc war nañu moytu yooyu di moytu tooñ baaxul parce que toujours boo tooñee bul xam ka nga tooñ fan nga yegg ci xolam ak na mu lay tontoo donc pour man war nañu mën a xoolaat seen comportement bu baax a baax seen liberté la mën nañ ko yemale seen biir ñoom ñuy tooñ leen seen biir entre homme politique entre li mais pas ñu jéem a jouer ak religion jàmbur parce que loo gëmul bàyyi ko xi ko gëm moo gën. merci beaucoup yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu Sunugal 24 lii lañ leen di loon tey ci seen point de la rédaction muy li fi jot a xew yaakaar naa ne kenn ku nekk gis nga ko tey sàkku ci askan wi lépp lu ñuy def it nañ ci jiital seen xel ndax genre yu mel nii mën naa taalum réew dañ leen di kontaani bu baax a baax tey wax El Hadji Mahfous nit ñi namm nañ la waroo di tardé fii naam maa ngi lay wut waaye amaana à 100% mënuma lépp donc dañ leen di jaajëfal bu baax a baax ngeen wéyal suñuy programme ci Sunugal 24 jox leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen point de la rédaction. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax